asalaamaaleykum mbokk internet ci Dakar mbokk yi ñu ngi amaat mbégte ak contentement saa su ne fas yéene jàkkaarloo ak yéen tamit tey seen émission bi nga xamante ni mooy émission sama mbër mbokk yi comme ni mu leen ko faral di waxee saa su ne nee naa leen man ak yéen la dama leen di toppal li nga xamante ni mooy làmba ji wala open press yi wala coach yi nga xamante ni ñoo nekk ci làmba ji indi leen fii waxtaan ak ñoom ñu bëgg leen te ñin ak yéen mbokk yi tey nag maa ngi fi nga xamante ni mooy Ouest Foire bu ñu ko déggee xel yëpp dafa war dem ci grand champion ci ki nga xamante ni nee naa la mooy Mouhamed Ali di coach kii di Balla Gaye 2 tey nag mbokk yi dama ñëw goxam fas yéene ko seet si waaye fas yéene waxtaan ak moom si actualité làmb waaye fas yéene waxtaan ak moom si coow li nga xamante ni dégg nañ ci lu yàggul dara si diggante ma kii di Fadam mu taakale Fadam si wax ji nga xamante ni Fadam waxoon na ko lan moo waraloon mu wax jooju wala lan moo waraloon mu revendiquer si li nga xamante ni moom la kii di Fadam waxoon bu ma duggee si biir kër gi mbokk yi dinaa leen ko indil dégtal leen ko jox leen ko ngeen bég ñu béggandoo nee naa la fii mooy ci Dakar yéen ak seen frère Serigne dina neex Moussa dañuy dox nànk rek ma dugg si kër ki nga xamante ni mooy taan ak moom si li nga xamante ni moo ñu fi indi Moussa allez-y bu baaxee ñu dem. kilifa gi maa ngi jaar. naka mu. sant yàlla. maa ngi si sant yàlla bu baax. alhamdulilah. fii mooy kër Mouhamed Ali n'est-ce pas. waaw kër ci Ali. waaw fii la. moom la ñu soxla woon de. waaw moom yaakaar naa mu ngi ci biir de. ok mën nañu ko jot. waaw incha allah. waaw coach Ngok. les sëriñ. waaw jëlal ma coach. les sëriñ. ça bouge pas. maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo si. mbaa yéen ci jàmm rek. sant yàlla. et la famille mbaa tout le monde se porte bien. ñëpp ngi sant yàlla. mais bii ban délégation la nii. waaw ñu ñëwaat ci Dakar. mais dafa rax tey de. ñu ñëwaat ci Dakar. ah. mu ñëw ànd ak Moussa. Moussa. ànd ak Ndeye Fatou. Ndeye Fatou. ak sama safar bu ñaal bi sëñ Modou Kara. ah sëñ Moussa moom kenn du ko wax. Modou Kara kenn du moom. non kenn du moom. ñu àndal tey de. booy wax ci jàmm ak salaam rek. waaw fii fan la. wax dëgg yàlla fii mooy Ouest Foire. ñu naan ko nag cité Xandaar. Xandaar fii ñu la fekk nii. Xandaar fi ngeen ma fekk nii xam nga fii yàlla def na jàmm ak salaam rek a fi am te puis naa li wolof di naan mag mën naa bàyyi cim réew te nag yàlla daf ñu defal quartier boo xam ne dafa am ay mag yoo xam ne tey ñoo fi sanc xam nga boo tourné nii ci ginnaaw fii mooy kër Thierno Mountaga Tall waa menn sëriñu tukulóor yi ñëpp xam ko ci nit ku baax ci diine et ci jàngale alxuraan jël këram sax transformé benn partie bi daayira pour di xale yi di ci jàng alxuraan te wax dëgg yàlla laajul kenn dara loolu mooy lay wan nit ku baax la maire ñanga mooy maire bi dëkk fii nga xam ne aussi bokk na ci ñi fi sanc tey jii nga xam ne tey dañu am baat ci quartier bi yàlla def aussi suñu grand Assane Ndiaye benn bu Thione Seck nekk aussi grand bu baax wax dëgg yàlla koñ bi aussi yitteel ko di fi dox jàmm ak salaam lépp lu ñu fiy organiser rek wax dëgg yàlla mu teew di ci def loxoom te puis bu gisee dara loo xam ne ça va pas ñu wax ñu ko aussi ñu jóg ci vraiment sant yàlla ak Ndiaga Gueye de la Sénélec aussi mu nekk fii bokk nañ ñi nga xam ne ñii ma lay wax nii mooy ñi nga xam ne ñoo sanc fii Ouest Foire depuis 2003 2004 xam nga Ouest Foire yàggul donc di ko fii lañ commencé boobu fii nag dara amu fi mais gis ngeen quartier bi plus le temps passe plus nag mu muy évoluer te puis nag ñu jiital ma mooy tey bëgg nañu lépp lu ñuy def ci quartier bi daal di ma déglu fi ñu toll nii dañu am projet comme quoi que ni quartier bi ñu pavé secteur bi yëpp boucle bi yëpp pavé ko gën a yokk éclairage yi bu ñu paree tëj fii def fi ay barrières def fële barrière wetu kër sëñ bi barrière pour mu gën a am sécurité ut ay agent teg fa nga xam te ni mu leer na ne nag quartier bi wax dëgg yàlla ku fiy ñëw wala nga fiy dox jàmm ak salaam nga fiy dox comme gis ngeen ni fii caméra de surveillance yi bu dul dara rek au moins ñu mën a xam aussi lii xew fii ñëpp mën a nekk ci jàmm parce que léegi dëkk bi dafa tas te comme nag dëkk bi dafa tas dafay baax ñu jël ay matuwaay donc looloo tax ñu naan tey dafa am loo xam ne kenn mënu koo dindi na yàlla def yàlla li mu def mooy xale yi ñooy ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo yore technologie bi high tech bi xale yi la kon nañu jiital xale yi ci réew mi buñ ko deful lu baax et puis li ci gën a am importance ki ngeen fekk ci bunt bi mu taxaw sama grand la moom ki la ñuy wax Koulibaly xam nga lu wala di wax naan lu yàgg dëgg la kii dañu bokk koñ bi mu dëkkoon man fa laa doon fréquenté waagu ñaay parce que man waagu ñaay laa juddoo maa ngi ñaari tali mais fi mu dëkkoon fa laa doon fréquenté néeg bi ma njëkk a am maa ngi am 14 ans yow mii man mii sama néeg 14 ans laa amoon fii ñaari tali mais moom moo ma ko peintural boobu aw ma sax lu jar lu njëgu peinture mais ma ne ko non grand am naa benn néeg temps yi ñëwal mu ñëw xool ne ma non maa la koy peintural dem chantier am pare chantier indi siwo peinture
vraiment peinture nga ko ba mu gën a naaj sax nga rek néegu xale bu góor. kon daal tey kóllëre daal moo waral tey ñu fekk fi grand Coulibaly fii sa bundu kër mu taxaw. kuy fàtte démb doo nit te nit dafay baax ngay fàttaliku démb ak ñi nga xamante ni ñoo tax tey nga doon li nga doon. parce que am na ci solo mooy que moo tax nag tey lépp lu may def. lu jëm ci côté boobu dama ciy ànd ak moom parce que bu dul dara xam naa ni ku ma yéene jàmm la te lépp lu muy dox aussi ci sama avancement doon ci xel ak xalaat ci lépp comme on dit c'est la famille ça bouge pas. kon dañuy dugg rek waxtaanee li nga xamante ni làmb ji ça bouge pas Moussa ñu dugg. coach balaa ngay xam nit ki nga fekk fu mu dëkk moo waral tey ñu fekk la fi nga dëkk ginnaaw bi nga présenté woo ci buntu kër gi tey ci biir dalal nga ñu koy rafetlu aussi tamit ñuy rafetlu dalal bu baax a baax te di la kontaanee waaye avant tout damay nuyu ki nga xamante ni mooy grand Mansour Diop depuis Mbour bokk yaay Serigne Dia Bombardier di nit ku baax maa ngi koy bëgg di ko ziar mais coach yi ñu ñëw rek si débat bi waxtaan ak yow mais fu ñuy njëkkee si point bu am solo la muy kii di Balla Gaye 2 tey gis nañu départ na waa Dakar jëm fi nga xamante ni mooy France waaye dafa changé jëmtukaay maanaam boo dégg dafa changé jëmtukaay muy préparé combat mu ak kii di Serigne Dia Bombardier yéen ñaar yéen a nekkoon waaye laata boobu muy préparé kii di combat mu Modou Xarañ Lo dafa nekkoon fi nga xamante ni mooy INSEMS tey mu delluwaat foofu lan nga ñu mën leeralal si yooyu yoon éclaircissement nga ñu mën defal si loolu dem bi nga xamante ni Balla Gaye dem na ko foofu. bon d'abord ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kenn ku ci nekk aussi ci turam ak santam di nuyu aussi amateurs yi di leen aussi bëggee ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy dundal làmb et puis yaa ngi nuyu waa Mbour aussi ñu leen di nuyu bu baax a baax comme yow foo demee ba ne diw nit ku baax la rek c'est parce que ay nit ñu baax lañu ñooñu aussi yàlla na leen yàlla defal jàmm et puis par la même occasion aussi di féliciter ki nga xamante ni tey jii moom mooy Bombardier vraiment yàlla may ko ndam ci diggante moom Balla Gaye vraiment ñu koy féliciter di ko ñaanal yàlla aussi ndam bi ji ko que ni lu mu ci mënti doon rek xam ngeen ni Bombardier c'est un sportif te et puis nag li nga xam ne aussi moo jar a retenir sportif bu mel ni Bombardier à partir d'une certaine âge di garder la forme toujours moi je pense que ni tey ji c'est une très bonne chose et puis c'est un exemple pour ñi nga xamante ni tey ji ñoo nekk ci suuf di dem parce que tey ci làmb ji dafa am ñaar ñoo xam ne tey mën nga leen joxoñ baaraam mooy Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 nekk ay nit ñoo xam ni tey physiquement ils sont toujours présents malgré leur âge mais sant yàlla mais Serigne dinaa la tontu ci loolu mais tey peut-être li ñuy wax ci Balla Gaye sax du mën a bari xam nga pour wax leen ni amul dara nag lu changé ci lu ñu doon Balla Gaye doon def ni quoi que ce soit il faut comprendre une chose comme on l'a toujours dit xam nga yàlla def na Balla Gaye saa yu ñëwee France mi ngi daan ñëw di ñëw INSEPS avec Moussa Fall mooy le mentor Moussa Fall nag am une équipe dynamique boo xamante ni wax dëgg yàlla ñoo nekkoon ci ginnaaw Balla Gaye di liggéey comme toujours pour te dire que ni nit la koo xam ne nag du ñu réeroo ci dara parce que li ñuy wax naan sotti def ci xam nga boo déggee ñu naan la les trois mousquetaires mooy man Mamadou Ali Moussa Fall Tafa Gueye le tigre de Fass yàlla def na dañoo bokk carrière nekk ay xarit xam nga kon du léegi. donc ba tey nag loolu mooy li nga xamante ni mooy continuer pour te dire que ni ñun ñett bu yàlla defee ñu daje Dakar ñooy nekk ñooy añandoo ñooy reerandoo tous les jours pour wax la ni xam nga ni kon ay détails yu làmb wala détails yu nit détails yu personne mënul dox suñu diggante ni quoi que ce soit tey c'est tout à fait normal Balla Gaye yàlla xam nañ ni que ni dafa blessé woon bi mu blessé tey dafay dem faju ji c'est normal parce que Balla Gaye il faut pas oublier que ni ñi koy suivre médicalement ñi ngi nekk à l'INSEP donc amul dara lu ci changé donc mu retourner aussi ci Moussa Fall yóbbu ko ci médecin yi yëpp dem toppatoo boppam ñëwaat point final après li ci des moom méttiwul. c'est bon ko ci leeral bi am na solo par rapport ñi nga xamante ni dañoo noo réeree mbir lu waral mu dem sans yow li nga si joxe am na solo yaakaar naa xel war na kaa mën dégg mais ko ci da nga laal léegi point bu am solo si ki nga xamante ni mooy Serigne Dia Bombardier maanaam âge bu mu am bi mais teewul ba léegi mi ngi garder forme mu mel ni dafa am hygiène de vie te mu ngi dafa toppatoo boppam moment bi nga xamante ni dugg na ak làmb ak léegi. waaw mais loolu c'est important xam nga tey un sportif boo xamante ni li lay tenir toujours dans le haut niveau mooy la pérennité la constance mooy que ni il faut que nag tey que ça soit nga am combat nga ñàkk bañ am combat il faut que tu sois régulier sur tes entraînements même bu dul sa entraînement yu intense yooyu il faut s'entretenir comme man li may def parce que man tey bàyyi naa compétition yàgg na
mais tey jusqu'à présent je m'entretiens ça veut dire que ni foo mu fekk maa ngi entraîner ne serait-ce que pour maintenir la forme bu dul dara c'est la santé parce que li gars yi di ba li bàyyi xel di fa lu duñ ko bàyyi xel xam nga mooy lan un ancien sportif boo xamante ni du entretenir boppam mooy gën a feebar ñi ne ci mbedd mi c'est que nag loolu la ñu xamul parce que yaram dafa am rythme boo xam ne boo ko tàmmalee nga dem ba mu yàgg bàyyi ko on appelle une baisse de tension loolu mooy nag indi yenn feebar yi mooy indi diabète yi tension yi yeneen ak yeneen yoo xamante ni tey du lu ñu waxale parce que tey Sénégal yàlla moo def lenn lekk bi ñuy lekk fii baaxul ceeb matin midi soir te tànk ceeb bi niinul dankaloo ko ba mu niin ndeysaan pour yow kii du ceeb wala tey jii li ñuy def ci ceeb yi sax rek feebar na doomu aadama xam nga nag loolu yëpp boo ko bëggee boole nga koy lekk doo ko génnee tu fais rien après au final c'est normal que nag après feebar yi bëri fii ñu di ko waxtaane mais parce que dañu dul def attention ci lekk bi et te loolu dafa jar a bàyyi xel am une hygiène de vie et puis s'entretenir kooku c'est valable pour tous les anciens sportifs mooy li nga xam ne nag moo leen di maintenir pour que toujours ñu mun a am une bonne santé mën a nekk ci jàmm mën a évoluer képp koo xam ne nag tu pratiques ba léegi yaa ngi continuer di compétir Bombardier c'est un exemple ça veut dire que ni foo ko fekk rek il se cherche il s'entraîne ne serait-ce que pour mën a évoluer moi je trouve que c'est une bonne chose tey nit la koo xam ne tey xale yi war na ñoo mën a roy ci moom. entraînement kese mooy may loolu. nga ni. entraînement kese mooy may loolu. non xam nga tey bu ñuy wax naan hygiène de vie mooy un sportif buy compétir da ngay gàtt tànk yemale sa ay bëgg-bëgg. C'est très 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 important xam nga mu ñu naan hygiène de vie c'est pas parce que rek entraînement non entraînement c'est une chose mais en dehors des entraînements il faut que aussi que tu sois discipliné discipliné mooy que ni di nga lekk heure di nga tëdd heure tu t'entraînes correctement tu mènes une vie normale comme tey nit kuy liggéey yi doo ko fekk ci mbedd yi ba une certaine heure nit kuy liggéey yi dafay nekk koo xam ne day naan 10 heures jot na 11 heures jot xaaral ma dem tëddi parce que su may dem liggéey quelqu'un nag kii ku am carrière sportif dafay teel a tëdd parce que aussi il a une obligation de se réveiller le matin de bonne heure ne serait-ce que def une réveil musculaire dem daw ñëwaat après mën na continuer son programme d'entraînement c'est ça ku ko def nag c'est parce que rek c'est une personne boo xam ne tey di nga yàgg dans la scène de la compétition. am na solo c'est valable pour tous les lutteurs tey coach ñu gis lu yàggul dara benn coow ñu gis la comment dirais-je kii invité la Siteu ñu koy nuyuwaale au passage sama xarit boobu tey mu invité la l'enfant terrible mu invité la sa benn coow diggante yaa ki nga xamante ni mooy Fadam polémique boobu dox sa diggante yaa ak Fadam maanaam yow da nga kontaanul si version bi nga xamante ni Fadam jot na ko yëkkati jëmale ko si mbiru Pikine yeeg mbiru Géejawaay yi lan moo waral kontaanoo si loolu li mu wax mënul nekk wala da nga jàpp ni dafay wax pour boole ñaari mbër yi wala da ngay wax da nga jàpp ni dafay wax pour jaxasee koñ bi wala yow loo si jublu. xam nga yow dans les normes sax yow man tey bu ma doon gouverneur fii ci Sénégal yow tey jii lu mu bon sax li ngay wax ni c'est valable que yow sax ñu tëj la 3 mois de prison. man mii kër si. waaw yéen mii kër si xam nga li wolof di naan kenn du yee fitna après il faut pas mélanger les choses tey du coow du dara adduna dafay baax lépp ñu koy rafetal xam nga Fadam maa ngi lay nuyu maa ngi lay sali bu baax au passage. et puis ci gis-gis ci dégg-dégg aussi nit ku baax la amateur la ku bëgg làmb la ku xam làmb aussi ba li tax nag tey jii ku mel ni un Fadam intéressant bu dul dara mbër la woon ba pare mu bàyyi mbër mi léegi nag nekk kiy wax ci làmb c'est un exemple comme Moustapha Gueye tey mbër la woon li tax mu neex a déglu parce que lépp luy wax ci làmb dafay nekk loo xam ne sax dafay jëriñ bëri lu tax parce que lu mu pratiquer la donc Fadam yemul ak yenn communicateur ni quoi que ce soit parce que li muy wax da koo dund tey war naa mën a wax ci mbër lu dul deñ parce que loolu la doon dund moom donc li tax nag may wax ni Fadam tey am na lenn loo xamante ni du wax ci koo xamante ni da ngay wax ñu lay dégg li tax du wax boo xamante ni tey bu ñu war a wax la lébuy naan ko way buy tuur gaal kenn du ko way ci tefes parce que gis nga le sport dafa war a boole warul a tàggale ñëpp mën a nekk benn sportivement nag mais dafa am loo xam ne tey dafa mënul nekk jël ay mbër ci benn gox bëgg leen a boole
vraiment loolu xel ak xalaat nangu ko. da nga jàpp ne loolu daal day teqale ay waa gox bi. non day taqale ay gox xam nga yow boo demee bañ ne la war ngaa tëdd 3 mois de prison rek parce que du sax lu ñuy wax parce que xel sax da koo nanguwul parce que gox boobu ñooñu bi ñuy ànd kenn fekkewu ko tey mënoo fekkee ñoo xamante ne tey seen mag yi seen papa yi ñoo doon ànd lu ne ñu def ko ba ñu ne la ñun Pape Diop Boston mooy suñu kilifa dégg ngeen déggoo li mu wax man Pape Diop kilifa sama kilifa la du ma réer ak moom ci dara donc tey waa Pikine nañu dem seeti Pape Diop Boston Pape Diop Boston solal sa dàll nga dem wax ak xale yi Pikine ñu dem parce que Pape Diop Boston yàlla def na ñëpp ko dikkal Pikine donc tey mooy mag la boo xam ne tey mën nañ ko joxoñ baaraam ne ko Pape Diop solal sa dàll nga dajale waat sa njaboot nag moom mooy Pikine su ko defee ñëpp mën a booloo mën a nekk benn c'est le sport am nit bu ñu nekkee ci gox dañ leen koy yéene te Boy Niang lu la nit wax lu dul déggalal sa papa da lay wax lu ko neex bu dul dara mbër nga yàllaa ko def baa ngay nekk mbër sa papa mbër la woon boo xam ne ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla doon gënoon ko xam nag ci ñun parce que moom papaam carrière am man fekke naa ci lu bëri parce que ku wax Mbapatu Boy Bambara xam ni foofu kii di Mansour Diop kii di Dégol kii di Mbacké moo doon ñett ñoo nga xamante ni chaque week-end ñoo ngi woon ci Mbapatu Boy Bambara Dégol xam na li may wax bu baax du dëgg donc pour que ni ñooñu yàgg nañ ci làmb te façon lu ne def nañ ko ci làmb parce que bu ñu ñëwee dañuy bàkk mu neex dañuy bëri mu neex donc tey Boy Niang loo mënti def rek du lu bees ci ñun parce que sa papa def nañ lu ko raw tey nag nit ci àdduna day am kilifa mooy papa du morom yaay du morom te képp koo xam ne tey nekk nga Sénégal gis xale mu am jafe-jafe ak papaam solal sa dàll nga dem taaj ko mu jënd goro tuubal papaam di rafetlu nag bu baax aussi taxawaayu Pape Sarr parce que Pape Sarr wax dëgg yàlla bi coow gi tàmbalee wax na waaye wax dëgg yàlla après fi mu mujjee mooy sol dàllam dem seeti magu Pikine yi wax dëgg yàlla ne leen nag kii papaam la nañu fexe mu dem tuubal papaam ñu mën a delluwaat nekk benn loolu nag la ñuy xaar nag ci képp koo xamante ni acteur nga ne ci làmb am dégg-dégg te tamit ñu lay dégg te au moins xale yi rus nañ la bu la xale yi rusul ñu xool mag ñoo xamante ni xale yi rus nañ leen pour ñu mën a booloo nekk benn loolu xam nga lu muy indi day tax sport bi gën a neex parce que ñooñu bu ñu boolowee ñu gis leen ñoom ñuy ànd ci seen biir encore fu ñu daje day neex parce que ñoom ñooy Pikine kenn mënul dem bàyyi sa morom donc lu mu war a mën a li ñu ci war a mën a def rek mooy fexe mu rafet parce que alal jaru ko alalu àdduna jaru ko te doom nag barke ci baay la nekk kenn ku ci nekk nag da ngay ñaan yàlla di tarbiwu sa baay pour que ni nga mën a am barke te Boy Niang tamit bëgg nañ mu am barke bu dul dara xale bu baax la xale bu yaru la nag wax dëgg yàlla donc am na yenn yoo xam ne buñ ko déggee nag c'est dérangeant mais dañuy jàpp ni rek erreur la bu am mais Boy Niang doful comme vous l'avez vu dem na ñëw jéggalu papaam te loolu yàlla na sax te maguy Pikine yi aussi magu yeneen gox yi aussi nañ ko gën a saxal jàppale xale yi parce que xale yi fi ñu toll nii bu leen mag ñi jàppalewul du baax loolu la ñuy wax loolu tax ñu naan nag mag mën naa bàyyi ci réew. mag mën naa bàyyi ci réew ba léegi dañuy des rek si ki nga xamante ni mooy suñu waajoo yi nga xamante ni mooy Fadam di nekk nit ki nga xamante ni yaakaar naa lépp li nga xamante ni doon na ko wax si làmb yi fi jot jàll rek coach dañ ci teg suñu bët diggante Balla Gaye ak Bombardier am na li nga xamante ni waxoon na ko ñu Balla Gaye bu ñu leen gis Balla Gaye bu daan ñëw Balla Gaye boobu gisuñu ko Balla Gaye boobu ñëwul tey nit ku mel noonu tamit tey coach yaakaar naa bu demee ba taxaw ba ni géejawaay Balla Gaye ak Lac de Guiers war nañu mën bëre wala Sa Thiès ak di war nañu mën bëre wala mu dugg Pikine ni di war nañu mën bëre yaakaar naa da koy wax pour neexal làmb waaye yaakaar naa wax ko pour li nga xamante ni mooy fitna si diggante gox yooyu. yow bu yàggee sax dañ doon wax 3 mois waaye 6 mois de prison lañ lay teg gis nga tey Fadam nit ku xam làmb la xam nga li tax mu xam làmb déggu li ma la wax léegi nee naa la nit la koo xamante ni tey am na gis-gis ci làmb parce que mbër la woon bu mbër doxee xam na fi mu jëm même bu ko xamul à 100% à 80 ou 90% da koy xam looloo tax nag tey c'est intéressant di déglu ku mel ni Fadam waaw mais du que ni dafay def pour xam nga des fois am na loo xam ne tamit da nga koy woy peut-être pour neexal mais la muy yàq mooy ëpp la muy defar da ngay dem ba sax ba nit ñi di la qualifier loo xamante ni sax doo loolu du dëgg tey Fadam comme ni ma la ko waxee rek c'est un frère ah parce que nit nee nañu boo nekkee ci dara nga gis sa benn frère di wax loo xamante ni leer na la nii rafetul wala li mu yàq moo lee pour defar dañ koy naan ah mon frère teggil foofu sa loxo parce que du foofu du dëgg
mais hormis ça Fadam tey c'est intéressant di ko déglu parce que nitu làmb la te li muy wax dafay saam te nag li nga xam ne nag tey moom lañ gën a soxla ci làmb Fadam da koy wax parce que nit ñi fii Sénégal xam nga naafeq yi dañoo bëri nag na ma yàlla baal ñoo xam ne tey li ñuy wax ak li am ça fait deux mais Fadam au moins mbër bii lii mbër bii lii on appelle ça de l'adversité tey nit booy animé bu fekkee animateur nga am na loo xam ne bu ko ragal dañ koy wax mais da nga koy wax mais bu weesoo loolu mooy après bu làmb ji jeex na soit da ngay naan lii de gisoon naa ko lii de gisoon ma ko nii ñaar yooyu moom moo fi nekk amul dara lu méchant nag ci nekk da ngay wax rek li nga xalaat loo xam ne nag tey ku ko déglu yow déglu nga li waa ji wax kon kii mbër mi buñ ci bàyyi woon xel sax nañ ci bàyyi xel parce que dafa mel ni que ni làmb di ci yow c'est intéressant loolu dañ koy soxla en fait ci làmb te tey Fadam genre nit yooyu la en fait donc pour te dire que ni du ñu def nag lu dul aussi di ko encourager parce que tey da nga koy gis vraiment mi ngi ci biir làmb ji di gëstu di wax xalaatam aussi disponible tamit ci buñ ko woowee ci dara pour ci wax ci làmb parce que mbër la tey en dehors de ça tey mi ngi évoluer sur autre chose ça veut dire que ni tey il s'est converti nekk un communicateur yàlla na ko ci yàlla defal jàmm. am na solo yàlla na ko yàlla defal jàmm loolu la suñu coach Mouhamed Ali wax.